président par rapport ak sensibilisation bi nga tudd yow ni nga ko xamee ni ba mën ko wax nit ñi ñu mën ko comprendre est-ce que askan bi comprendre nañ ko noonu ndax risques yi si nekk ndax sensibilisation bi waratul nekk rek ci ñëw takkal masque nangam gel nangam li nga expliqué fii jar na kenn ku si nekk en tant que sénégalais en tant que doomi réew mi nga comprendre ko bu baax nga xam ne mesures sanitaires yi nga xamante ne moom la kilifa yi jël am na fu ñu ko teg maanaam dañuy waxtaan ak experts yi nga xamante ne ñoo ci nekk yëpp ci wàllu bépp mu waxtaan ak ñoom ba noppi consulter ñëpp doog a jël mesures yi mu jël mais est-ce que sénégalais yi comprendre nañ loolu. moo tax mu ne la foofu sànq si sama biir wax mu ne la en fait foofu les responsabilités sont partagées lu tax mu ne les responsabilités sont partagées mooy état bi am na foo xam ne am na si wàll sur le fait que tey jii war a intensifier la communication pour faire comprendre aux populations en l'occurrence la jeunesse tey jii ni fi état fi mbir mi toll mais ñun tamit am nañ ci wàll parce que tey ñun ñoo mooy li ma la wax sànq rek dañoo am atu boo xamante ne peut-être amaana dëkk yu bëri tey amuñu atu boobu noonu tey jii boo gisee tey jii ci première phase bi ñu jox raaya tey jii nii Sénégal ci gestion Covid bi c'est parce que am na fu mu ko teg am na lu tax boobu nag xam nga lan la mooy engagement communautaire bi nga xamante ne am nañ ko. tey jii nii benn Omar Sylla benn Fada jéggi jënd na benn 10 masques may ko askan wi te xaarul état xaarul maire xaarul autorité xaarul dara jënd nañu benn gel boo xamante ne jox nañ ko askan wi dugg nañ ci marché yi di sensibiliser donc gis na engagement communautaire boobu noonu ñun moom la ñu war a gën a wóyal suñu responsabilité ñun foofu la toll. ku si nekk ak sa niveau de responsabilité ñun c'est vrai que ñun on n'a pas les moyens amuñu yenn moyens mais am nañ possibilité aujourd'hui sensibiliser les populations je pense que suñu responsabilité foofu la. mais beneen responsabilité bi mooy les parents comme fa sànq fi ngay ñëw. les parents tey dañoo am beneen responsabilité bi nga xamante ne man mënuma concevoir nga jur sa doom nga ne ko mënuma ko tere mu bàyyi. vraiment loolu mënuma ko comprendre. rawatina xale boo xamante effectivement keroog ba ma gisee image yi. ba ma gisee ay xale 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans ci mbedd bi mais loolu c'est écœurant dama ne ñii an seen pap an seen yaay et même au-delà de seen pap an seen mag bu fekkee ne am nañ mag kon tey jii nii responsabilité encore une fois de plus c'est partagé entre l'État entre les autorités en général parce que tey jii nii boo waxee état rek état central la mais les autorités dans toutes ses composantes les populations les jeunes et les parents je pense que ku si nekk bu jouer ce rôle rek ku si nekk bu joué rôle am rek tey jii nii war nañu gën a mën a xeex Covid bi ba ni ñu ko réussir woon ci première phase ñu réussir ak ko incha allah ci deuxième phase bi. bu ko defee ñu jëla ci ambassadeur est-ce que gisoo ne Médina jot na ñu changer méthode bi ñuy sensibiliser jeunesse bi est-ce que gisoo ne jot na. waa Aziz xam nga ñun aussi wax la ñu mën xam nga damay rejoindre grand bi lu mu wax rek parce que parfois da nga yar nit ci biir kër. mbedd te pourtant doo ko yaree noonu parfois mun nga génne effort yi jàpp la nga gisee sama morom yi def nañ lii nga ne damay def te pourtant loolu du loo xamante ne bon yaree nañ nga ko comprendre nga mais li nga souligné aussi c'est très très intéressant ñun aussi nous ferons de notre mieux pour gën a sensibiliser ndaw ji parce que xel du doy Aziz bu indee xelam keneen ak keneen indi xelam da nga koy jël rek parce que dans n'importe quelle circonstance booy dund rek bu la nit ki dollee rek jëlee ko ci sens bu positif après nga avancé amul problème nañ continuer di waxtaan ak sunu ay rakk parce que sunu ay rakk lañu bu rafetee sunu ay rakk lañu bu ñaawee sunu ay rakk lañu bu neexee sunu ay rakk lañu bu naqaree aussi sunu ay rakk lañu kon du ñu def lu dul continuer di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom di naxante ak ñoom parce que ay ndaw lañu rek parce que ñun magum jëmm duñ def loolu mais ndaw yi nañ continuer di naxante ak ñoom incha allah. mais est-ce que jotul tamit ambassadeur kon yi ñu koy defee ñi fa dëkk aussi tamit ñoom ñu jël seen responsabilité. bu ñu gisee ndaw bu koy def ñu waxtaan ak moom wala buñ ko mënul def ci guddi gi bu ñu xëyee suba dem ci këram toog waxtaan ak moom sensibiliser ko xëy na beneen jour buñ fa jaaree def fa lu mel noonu xëy na du ñu def li ñu defoon. xam nga mooy lim la expliquer benn pomme de terre bu nëb day yàq saako parfois da nga gis ñoo xamante ne ñoom da ngay wax ak ñoom ñu dégg ñu comprendre mais bu ñu génnee mooy lim la dañuy gis benn faara déclenché rek effort bi yóbbu leen. est-ce que comprendre nga. affaire xelu ndaw daal boo ci yàggee da ngay dof da ngay gis benn faara bu déclenché rek nga ne Aziz acca ñu dem effort moo leen di jàpp mais wax dëgg yàlla li nga souligné aussi mooy lim la c'est très très intéressant ñun aussi nous ferons de notre mieux incha allah pour waxtaan ak ndaw ñi parce que suñu ay rakk lañ ba pare dina xant ak ñoom parce que ñun bu ñu sañoon
lii xew ci quartier yëpp du xew fenn comprendre nga war nañ mën a ne état d'urgence am na ñu respecté ko ku nekk toog sa kër comprendre nga mais nañ continuer incha allah rabbi di sensibiliser ndaw ñi parce que mooy li mu la wax rek sunu ay rakk lañ du ñu taay ci di leen gàggante parce que ñun dañ ñu gàggante ba tey ñun ñuy gàggante kon ñun aussi sunu ay jeunes frères sunu ay rakk dañ leen di gàggante incha allah rabbi ba kër ñuy am li ñu bëgg maanaam duñ taay daal merci ambassadeur président Omar ñu gis ne vraiment effort bi nga xamante ne état bi mi ngi koy def ci yeneen secteurs yi di sensibiliser nit ñi est-ce que bu ñu wàccoon ci terrain bi fexe suñu homme de tenue bi yitte bi ñu def ba waxtaanee couvre-feu bi ba def ay comment dirais-je def ay note ak def ay circulaire ak ay yu kenn xamul yitte boobu ñuy def ci yitte boobu est-ce que bu ñu ko defoon wàcc sur le terrain fexe nit ñi di takk masque yi tout récemment nekkoon naa Guédiawaye bu yàggul dem ci benn école damaa fàtte photo buntu école bi fi ma taxaw gardien bi mi ngi laaj ci blouse ku ñëw mën la solal blouse waaye gis ma fenn fu mu waxee ku ñëw takkal masque gis ma fa masque gis ma fa dara est-ce que état bi tamit waruñu liggéey ci côté boobu maanaam fexe suñu homme de tenue yeeg ak ñi collaborer di liggéey ñu wàcc sur le terrain fexe dem ci marché yi fexe dem ci grand place yi ndax boo xoolee dajaloo bi nee nañ feebar bi dajaloo bi moo koy andi te pourtant dajaloo bi mi ngi am ci yi ma la tuddal nii yëpp dajaloo bi mi ngi fay am. waaw Abdou Aziz yow li nga wax loolu lu am solo la mais boo xoolee état bi ñi ngi koy def parce que yaa ngi gis toujours la police mi ngi ramasse ku takkul masque kon ça veut dire que ñoom ñi ngi koy def mais wax ji mooy maanaam nit ki kenn ku nekk yow yaay nekk sa policier bopp parce que tey jii nii keroog ñi ngi koy wax suñu frère Baye Cheikh mi ngi koy wax di expliquer ni que ni ñun war nañ mën a nekk suñu policier wu bopp kon lii wax ji mooy yow balaa ñu laan la takkal masque yoral masque yow fexe ko takk parce que yow mi nga xamante ni yow la ñuy teree pour nga bañ a wàllante yow ñaanal bañ a feebar boobu nag yow si yow lay tàmbalee takk masque tey ji école yi boo xoolee commencement bi dañuy taxaw ci buntu école yi am na agent yu fa doon nekk dañuy taxaw ci buntu école yi ku ñëw ñu defal la gel takk masque bi mais xale yi bu ñu duggee si école dañuy dindi masque yi kon loolu noonu dafa dem ba maanaam dugg ci benn nit kenn ku nekk mu nekk responsable boppam fi ñu mën a maanaam li ñu mën a waxaat ci côté boobu fi ngay waxee mooy ndaw ñi tuut tànk yi comme Fada nu mu ko waxee léegi ñi nga xamante ni ñoom amaguñu benn xel bi pour xam lan mooy feebar ñun ñooñu la ñu mën a waxal fi mu toll nii mais ñi nga xam ne ay mag lañ sensibilisation bu leen doyul wax dëgg yàlla da ngay jàpp ni nit ñi est-ce que xel mi ngi si ñoom parce que fi mu toll nii suñ ne l'heure est grave léegi président Ibrahima wax na ko boo xoolee feebar bi li si xaw a doy waar fi mu toll nii mooy sedd bii di dugg sedd bi day gën a graaw parce que boo xoolee cas yi nga xamante ni moom mooy yokku barke démb lan la ñu wax 296 cas yaa ngi presque bëgg a dugg si ay 300. mais président nit ñi ñoo takkul masque mooy li ma wax takkuñu masque raxasuwuñu mesures yooyu ñuy wax yëpp respecté wuñu ko léegi est-ce que jotul état bi si wàllum ñu changé méthode xëy na boo takkul masque benn 3000 francs ngay fay xaw ma dem ñëwaat ñu bàyyiwaat la nga ñëwaat def ni nga doon def est-ce que mënuñu changé teg yeneen mesures yoo xamante ni moom mooy gën a métti yooyu ku ko deful ñu jàppale yóbbu la fële dóor la benn 15 jours wala 1 mois est-ce que bu ñu ko defee du xaw a tane ndax bu fekkente ne dañuy wax ni rek di bàyyi ñi ngi wax di bàyyi mais nit ñi ngi koy gën a def yow yaa ngi ci marché yi xam nga li ma la wax ñun ñi ngi ci grand place yi xam nañ la mais nit ñi ñoo takkul masque yi c'est ça le problème. xam nga tey jii nii sénégalais lenn nga ko mën a sanctionné mooy liberté wala poche am sanction yooyu mi ngi am mais xam nga tey fi mu ne mënoon ni nit ñi dañoo feebar ñuy wax kaso yi dafa fees wala nga bëgg a jàpp yow nit ñi nga xam ñi ngi si biti ñu naan ndax duñu yóbbu feebar wala dinañ ko dugal ci kaso yi nga ñëw di indi beneen sanction yi mënul passé lii nii parce que yow couvre-feu xamoo ko woon wala mosoo ko gis suñu génération peut-être buñ ko fekkee ay xale lañu kon tey ji loolu mënul weesu sanction mënul weesu nit ki nga ne ko takkal masque takku ko nga jàpp ko mu fay 3000 mais nit ñi maanaam ñoo yëgatul ni que ni ñoo faaleetul feebar bi sax laay wax je vais utiliser le mot faaleetuñu feebar bi ndax jàpp nañ ni ñoom fi mu toll nii mbir mi yëpp politique moo si lalu parce que man Ibrahima mi chaque jour su ma rombee lu ma njëkk a wax bàyyi leen xel ci feebar bi de mi ngi fi parce que moom ci hôpital lay liggéey mi ngi ci domaine boobu kon tey jii ni man mi mu koy wax man li ma mun mooy ñëw ni Fada feebar baa ngi fi de
nañu moytu te fi mu toll nii yow nit ñi am nañu xel xam nañ bu baax ni feebar bi mi ngi fi sensibilisation mënul weesu première vague ba mu ñëwee ñëpp a tiitaange boobu noonu nag jàppoon ñu dafa dem ba mujj gi dañoo yaakaar ni feebar bi benn année la woon mooy 2020 ñu dugg ci 2021 ñu ni feebar bi jeex na feebar baa ngi fi sanction mënul weesu takkoo mas ñu jàpp la nga fay 3000 mais bu ñu demee ba nga xamante ne nit ñi nag 3000 yi mooy tax ñuy takk masque y'a problème waaw dëgg yàlla. ñu président ñu gis ne Médina dafa bare ay impacté ndax boo xoolee Médina léegi ndaw ñi dafa am beneen taxawaay bu ñu am moo di liggéeyal seen bopp. ci bare ay ndaw yoo xamante ne léegi Médina bu njëkk ak léegi bokkatul. léegi ndaw ñi dañu jóg ngir di liggéeyal seen bopp. comme ni ko président waxee léegi. ñooñu nag tey lii ñoom it daf leen xaw a sonal. dama leen xaw a sonal tout récemment am na benn ndaw bu waroon fekkee débat bi tey. moom it tey invité woon nañ ko waaye dafa am ngànt. ñu mel noonu dañ fi bare di liggéey te seen liggéey bi ngi commencé guddi lay commencé jëm minuit ñoom it ñu naqarlu affaire bu baax ndax nee nañu ñoom bu doon dañu koy def ba pare après ñu dimbali leen durant bi ñuy def couvre-feu bi sax nee na du am benn problème. nee na ñoom dañ dul yëg seen bopp ci wàllu ndimbali tamit te ñun gis nañu nag wax dëgg fa yàlla ñeneen ñu fi nekk di yëngu ci yeneen nit ñi di leen appuyer loolu tamit foog ngeen sensibiliser yi suñu kilifa yi ñu bàyyi ci xel bu baax bàyyi ndaw ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy liggéeyal seen bopp ndax état mënul jox ñëpp liggéey maire bi aussi tamit mënul jox ñëpp liggéey waaye ndaw ñi bàyyi nañ xel loolu ba di liggéeyal seen bopp kon ndaw ñooñu foog ñu accompagner leen. waaw jërëjëf Abdou Aziz li nga wax lu am solo la ndax fi mu toll nii ndaw ñooñu ngay wax noonu ki ngay wax nii muy Alioune Dieye waroon a fekkee jataay bi te mu yàlla dogal mu am ngànt ñu ngi koy nuyu tey ji moom liggéey boobu muy liggéey tey ji ci la yor këram ñun ñi daanaka ñu si bëri xam nañ fa dafa tëj bu guddee lay liggéey kon ça veut dire que li Fada doon wax rek laay dellusi affaire bi maanaam pour sàmm pour saytu suñu wér-gu-yaram la pour kaaraange suñu pour yokkul kaaraange bi la mais dafa xaw a juste comme ni ko Fada waxee. tey bu fekkee da nga ne woon couvre-feu ñu ne la 23h ba 0h tey ñu ñëw wàcceewaat heure bi ñu ñaan feebar bi jógee fi de parce que bu fi jógeewul yaakaar naa ñu yóbbu ñu 18h de te nit ki nga xamante ne yow yaa ngi commencé sa teg préparé pour liggéey de 20h wala 19h jëm yow 0h wala 1h du matin di xalaat yow loolu noonu ci recette boobu ngay am ci nga yoree sa njaboot. ñu ne la loolu mënatoo ko te mënoo taxaw naan dangay jaay bëccëg parce que li ngay jaay guddi lañ ko xamee te yow amul benn maanaam ndimbal bu ñu la andil boo xamante ne ni la jàppal ci lii te bàyyi lii ba liy jeex foofu nag liñ fay ñaan mooy comme yàlla dogal na 12 jours la bariwul na gaaw jeex rek te ñu jëlee fi couvre-feu bi mais metti na nag de parce que secteur informel la secteur la boo xamante ni tey mënoo ni damay dajale borom café yëpp wala damay dajale jaaykatu reer yëpp pour dimbali leen day xaw a metti tamit mais ñun li ñu leen di ñaanal mooy maanaam lii gaaw a jeex ñoom ñu continuer seen i liggéey nag de xalaat ni peut-être am na peut-être lu ñu xawoon a dajale ci jamono yi la passé ba war ci mën a dund 12 jours yi mais metti na trop de. mais nag ñooñu bari nañu waaye tamit artistes yi noonu lañ fi bare. artistes yi fi nekk. waaw loolu la ñu bare te bari na ñoo xamante ne fii laal nañu nag de am na ñoo xamante ne laal nañu am na ñoo xamante ne laal nañu moom kay laal bi dafa nekkul ñëpp a laal rek te yëngu-yëngu moom yëngu-yëngu ñëpp laaluñu. dëgg la ñëpp laaluñu ñuy tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax laaluñu. gars yi kenn laalu sang yi baax yooyu maa ngi leen nuyu au passage ñoom it kenn laalul. waaw Abdou Aziz foofu dama fay ñëw ci benn côté rek artistes yi bari nañ mais peut-être dafa am maanaam fu ñu dajaloo dañu am association wala dañu organiser wala xàmmee nga leen tey xam nga man su ma ñëwee ni woykat laa dañ man yow fan ngay woy lan nga mus a woy mais tey ñi nga xamante ay jaaykat lañ bokkul mais président ci nabiyen yi am na association des nabiens de la Médina voilà ñooñu environ waaw ñoom am na fi ñooñu mën nañ leen jàppale ñoom waaw mais loolu day fekk ñoom xam nga mooy li ma la wax rek dafa am association dañoo tënku ci dara mais bu koy côté jaaykat tënkuwuñu fenn tey mënoo ni kii jaaykatu café la mënoo gis jaaykatu café xam ko mënoo gis tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ko mais ñoom dafa am fu ñu tënku muy kuréel loolu ñoom mën nañ leen dimbali mën nañ fa jaaree dimbali leen mais ñi nga xamante ni ay café la ñuy jaay restaurant lañ yor ñooñu mënoo leen xàmmee dimbali leen day xaw a jafe bu ko defee ñoom ñun lenn rek lañ mën mooy ñaanal leen lii gaaw jeex comme 12 jours la nag
nañ président dimbali rek ci 12 jours yi de. président bu ko defee comme que yow yaa yor waxukaay bi. dañuy jaaree noonu rek. émission bi di émission bu bees di ëllëgu Médina. yow naka nga ko gisee. waaw Abdou Aziz du ma am lu dul rafetlu ko parce que wax dëgg yàlla maanaam ëllëgu Médina da ngay sentir sa bopp parce que dañ ne la yow sa ëllëg kon tey jii biñ ma woowee ci lii amuma sax lu ma si hésité fekk na ma nekk ak ay samay grand ay samay xarit yu may bokkal liggéey bi ma leen ko waxee directement ñoom ñoo ma andi sax dañ ma ne waaxul daw parce que loolu lu am solo la maanaam émission bi nekk na émission boo xamante ni damay ñaan yàlla mu bañ a yem si benn émission leen ko continuer parce que lu am solo la tey jii nii yàlla dogal na ñun ñu démarré ko li ci ëpp solo nag mooy da ngeen ko démarré ak le président du conseil de la jeunesse. ki nga xamante ni tey jii bu Macky Sall ci boppam président de la république duggoon Médina ni ndaw ñi la soxla moom lay woo. kon loolu moo lay won ni voilà bu ko defee nag loolu da lay won ni tey jii nii maanaam lu am solo la ndax moom nekkoon na ci yeneen activité dañ ko woo mu bàyyi ko. tey jii nii bi mu yegg see léegi dañ ne ma man de dama mujjee bàyyi sax li ma doon def daw si kon loolu nekk na lu am solo di leen ñaanal Médina TV ca kaw ca kanam wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni. man am naa ci contentement parce que dama xool équipe bi ay ndaw kese ñoo ci nekk te man yàlla dafa dogal man su may wax sax dañ naan est-ce que yow est-ce que nit nga yow toujours tu nous parles de la jeunesse man loolu mooy sama yitte maanaam Médina seen soxla suñu yitte mooy ñun suñu slogan te ñun yàlla dogal ñëpp nekk ay ndaw di ñaan yàlla tey jii yàlla dogal na mosuma toog ci ay jotaay émission mais yàlla dimbali na ma góorgóorlu ba wax xëy na le dina nekk loo xamante ni dina ma dimbali pour ma mën a dem ci yeneen émission di wax mais nag vraiment maa ngi leen ciy jaajëfal keroog seetaan naa ci seen benn émission boo xamante ni am na solo trop Médina social ma gis ci sama frère Fada def ci lu am solo ndax nga fekk nit mu feebar réer ay mbokkam nga waaxu ñëw ba ci moom romb ko nit ñi di ko romb nga romb yow ak sa moto taxaw waaxu ñëw ba ci moom ni ko sëñ bi lu la daal mu expliqué la nga am ci ay yitte dox ci ay yitte jéego ba xam fan la dëkk ca Kër Massar nga ñëwaat fii dem ci mairie bi waxtaan ak maire bi ñu ñëw def ci lu am solo jàppale ko mu dellu ci ay mbokkam loolu dama ciy remercier l'ambassadeur Fada waaw di leen jaajëfal di am contentement vraiment waaw di remercier tamit suñu président waaw président wax dëgg yàlla moom xam-xamam jàmbaar la te moom xam-xamam moom soxrewu ko kenn lépp looy def boo ko wooyee mu wax la sa xalaat boo ko woowoon sax jotoo ko dina la rappeler dëgg la kon loolu moom ñu ngi ci gërëm askanu Médina yëpp waaw di ñaaxaat rek ndaw yi di tëjee foofu di leen wax ni ndaw dafa am solo ci réew mbir nag dafa nekk àdduna dafa tëddee lii maanaam sa démb tey ak ëllëg li lay teree dem mooy maanaam nga fàtte sa démb bañ a teewlu sa tey yàkkamti sa ëllëg loolu baaxul. mais grand temps yi da nga dégg de. waaw dañuy góorgóorlu rek Abdou Aziz temps yi da nga dégg xam nga sa waay léeg-léeg moom français bi la gën a garaaw sax mais olof yi may olofal yëpp moo ma koy jox. temps yi da nga dégg. waaw temps yi da nga dégg bu ko defee daal ndaw na fexe ba bu mu fàtte démbam teewlu tayam te bu mu yàkkamti ëllëgam loolu moo am solo. waaw ñi jaajëfal ñëpp daal di remercier waat Fada bu baax a baax di ko encourager di encourager équipe bi yàlla na leen yàlla taxaw asalaamaaleykum. borom la ko lañ boo dend ak moom noo def xeeñ loolu la war a wax Ibrahima boo dend ak moom rek noo def xeeñ te ni nga ko waxee rek Médina TV moom yitte Médina ni ma koy waxee chaque jour moom mooy suñu yitte. mi ngi noonu comme ni nga ko waxee ñu nit loolu mooy suñu slogan nekk bëtu Médina fu ñu mënta gis ñun ñu dem xool ko lu ñu mënta jot ñu dem teg fi suñu loxo ñu nit loolu mooy suñu slogan Fada Love l'international l'ambassadeur bu ko defee yooyu ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu gu mujj. waaw da wax maa di rafetlu émission bi parce que vraiment yaa ngi def liggéey bu mucc ayib. xam nga yaa ngi innové te ñun lii la ñuy xaar ci zone Médina yi. parce que aussi qu'on le dise ou pas am na foo jugee. am foo teg say bët am foo bëgg a yegg. maa ngi ñaan daraje Seydina Mohamed yàlla na la fa yàlla yeggale xam nga muy yow muy ñëpp ak benn mbokkum jullit xam nga di gërëm équipe bi aussi parce que ñoom it aussi sans façon parce que parfois bu ñu seetaanee Aziz muy wax rek am na ñu nekk seen ginnaaw ñoom te d'habitude dañ leen di fàtte ay Saliou ay Ismaïla xam nga ak ñeneen su ma limee damay juum quoi ëllëgu maintenant ni mu ko gisee mooy rafet na parce que maintenant notre beau peuple beneen affaire la. xam nga du loo xamante ne sax da nga ciy mën a di débattre parce que
fii lu fi am du ma ne amul fenn mais ñun li ñu dund fii la ñuy wax xam nga parce que tey Ibrahima mën na ma seede Omar mën na ma seede kenn mënul xam ne kii fii la dëkk wala dëkkul fii maintenant looloo ci garaaw Aziz est-ce que dégg nga wax ji tey man su ma duggee seen kër mënuñu xàmmee ci laa bokk wala bokkuma fa parce que accès bi nga fay am accès boobu dama ko fay am sa añ bu fa nekkee man ma xiif su ma duggee ñu jox la sa añ man yow nga ñàkk. foo dugg lekk. non barke alxuraanu karim moo tax ëllëg maintenant gisoo ma ko ndul nu rafet macha allah parce que bu ñu amee ay modèles yu mel ni Ibrahima ay Omar dañuy dolli sant yàlla parce que ñoom dañuy motiver saa su ne. fekk ñu leen ñu nekk ci nekk sulul noonu kon ñun c'est normal ñu ñëw jël seen ay traces di ñaan aussi yàlla na yàlla jëlee fii mbas mi parce que lu mat a ñaan la yàlla moo yor lépp mooy borom lépp mu tegg ko yomb na ko ñu ngi koy ñaan ci darajay alxuraanul karim ay julli lañu bëgg Seydina Muhammad wóolu ko it yàlla na yàlla teggi feebar bi ba ñëpp mën a dellu seen activité vraiment di kontaan di partager plateau bi grand yu mel ni Omar ay grand exemple ay Ibrahima vraiment ñu nekk ci Médina bi mais yàquñu Médina aussi des références di leen ñaanal aussi ñoom it li ñu sumb yàlla nañ ko yàlla jàppale bu baax a baax ñu eggale ak seen sago ba ñëpp fekkee incha allah rabbi. macha allah président ëllëgu Médina nga wax ci tuuti ñu nga jaaree noonu rek waxaale sa kàddu gu mujj. merci beaucoup Abdou Aziz seulement balaa may ñëw ci ëllëgu Médina dafa am benn point boo xamante ne laaloon nga ko te bu ma si waxul lu ma neex mooy par rapport ak entrepreneuriat de la jeunesse. parce que entrepreneur dafa doon loo xamante ne aujourd'hui tey moom la ñu war a gën a mën a prôner te man yaakaar naa ni état si loolu la gën a war a mën a travailler de façon centrale ak de façon décentralisée mooy les collectivités locales dañuy massawu aussi mooy ndaw ñi nga xamante ne ñoo ngi yëngu si entrepreneuriat. dañ ci bari loolu. waaw bari nañ si moo tax ma ne il faut que ma wax si massawu leen bu baax parce que tey effectivement am na ñu si bëri ñi nga xamante ne seen activité c'était à partir de 19h jëm kaw te tey jii nii amatuñu possibilité boobu noonu dañuy ñaan yàlla suñu borom rek suñu borom teggil gaaw ñu teggil li ñu mën a reprendre seen activité donc beneen bi si tegu mooy ëllëgu Médina bi nga wax je pense que ëllëgu Médina comme ni ko Omar ak Fada waxee moo war doon suñu yitte parce que ñun ndaw maa ngi koy wax sànq on représente les 65% de la population donc lépp tey jii lu war a am ci solution je pense que 65% yi la war a jógee et que gis nañ dynamisme bi nga xamante ne particulièrement ndawu Médina yi am nañ ko gis nga tey c'est vrai ñoo ngi ŋàññi ndawu Médina yi mais du ma ko rus a wax c'est vrai ñu ñëpp a defandoo constat bi mais boo xoolee ñi ko def c'est une petite frange de la population jeune du koy def xam nga ne tey Fada en tant que responsable en tant que ambassadeur du taal pneu du sànni xeer du défier l'autorité administrative du défier les forces de l'ordre tey jii ni Omar boo ko jëlee noonu Aziz Sayne boo ko jëlee noonu équipe bi fi nekk yëpp tey jii ni koo si jël tey jii ni du la defal noonu donc tey jii ni dañuy continuer ñaaxaat suñu moromu ndaw yooñu maanaam ñu revenir à la raison pour image yu Médina parce que image yu Médina ñoom mënuñu ko yàq kenn mënul yàq image yu Médina image bi dafa rafet ba pare comme ni ko Omar moo ngi koy wax sànq naan Médina dafa doon le poumon effectivement Ndakaaru midi capitale bi booy dugg foog nga jaar fi booy génn foog nga jaar fi boo xoolee tey jii ni ñun rek ñoo fi am entrée Sandnes Gibraltar entrée autoroute entrée Sandnes Gibraltar entrée 22 entrée rue 6 entrée Corniche. foo ci jaar dem Dakar. foo ci jaar dem Dakar foo ci jaar génn Dakar. foo ci jaar dem Dakar tey jii nii dafa di loo xamante ne. foo ci jaar dem Palais. foo jaar dem Palais. directement. te tey dafa di ay mandarga yoo xamante ne. waa jee mën dagg. dafa di doon ay mandarga yoo xamante ne Médina doon na li mu doon ba noppi rawatina tey ay kilifa diine yu mag tey jaar fi samp fi donc tey jii nii tey mënuñu lu dul ñaaxa ndaw ñooñu pour ñu gën a rafetalaat parce que rafet na ba pare maintenant image bi rafet na ba pare nañu gën a rafetalaat image yi parce que pousse bu warul réeré si ñun. macha allah warul réeré si ñun. beneen aspect bi mooy ëllëgu Médina bi encore je reviens encore une fois de plus dañuy rafetlu bu baax émission bi si initiative bi nga xamante ne indi nga ko yow ak sa équipe c'est vrai que yow la ñuy gis mais c'est toute une équipe qui est derrière. ñi nga xamante tey jii nii ñooy gérer tout ce qui est technique ñun mën nañu gis ñu téye micro bi rek di wax mais ñi nekk ci ginnaaw ñooy def liggéey bu ëpp solo boobu noonu. donc tey di leen ñaanal tey jii nii mu doon émission bi mu doon Médina TV mu jëm ci kaw comme ni tur bi demee ci kaw parce que loo def Sénégal ñu ne la Médina
yàlla Médina TV am bayre boobu noonu tamit di leen ñaanal barki rasul Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam fi ngeen bëgg a egg yéen a ko xam suñu borom eggale leen fa di ñaaxaat askan bi parce que mënuma terminer sans pour autant sensibiliser la population si respecter les mesures barrières les gestes barrières à savoir le port du masque maanaam nañu sol masque fu ñu mënti toll nañu raxas suñuy loxo saa bu ñu ko mënee bu ñu amul ndox ak saa bu ñu utiliser gel hydroalcoolique nañu respecter la distanciation sociale éviter les rassemblements et respecter les décisions administratives parce que tey jii nii ñun en tant que citoyen waruñu défier l'autorité di remercier aussi l'équipe du ministre de la santé parce que quand je parle du ministre de toute son équipe de toutes ses composantes ñëpp ñi nga xam ñoo ngi tourner autour aujourd'hui de la santé parce que gars yi médecins yi rek la ñuy xool mais am na si ñoo xamante ne ñu ngi jouer ay rôles fondamentaux tey jii nii si ba ci gardien bi nga xamante ne tey jii nii système de filtrage bi si moom lay tàmbalee donc ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi tourner autour de ce système ñu ngi leen di jaajëfal di leen di encourager di leen massaw si coono yi ñu nekkee di féliciter et encourager aussi les autorités administratives les forces de l'ordre di leen parce que di leen xamal ni si ñun la ñu bokk tamit parce que si kër lañ jógee ci seen liggéeykaay lañ nekk comme ñun tamit ni ñu jógee si kër nekk si liggéeykaay suñu ay frères lañ di leen massaw bu baax si coono yi ñuy daj di leen di jéggalu di xam ne tey jii nii peut-être que mais nañ jéem a fexe continuer intensifier la communication pour ñu comprendre beneen aspect bi fi ma bëggoon ñëwee sànq ci entrepreneuriat bi sànq laal nga point bu am solo Abdou Aziz te mënu moon jeexal te waxuma ko mooy tey jii ndaw ñooñu lan lañ war a mën a def foofu dañuy interpeller l'État lancer un appel parce que loolu rek lañ mën a def lancer un appel à l'État par rapport ak structure de financement yi seen structure de financement yi ñu lëkkaloo avec les collectivités locales lëkkaloo avec les institutions de jeunesse pour que gox bu nekk mën ci gis boppam ndaw bu nekk man tey jii ne Abdou Aziz man tey yow boo amee man jàpp naa ni man maa am te leer na ma ne Omar bu amee Fara jàpp na ni moom moo am donc tey jii ni ku si gis ni sa morom am na rek tey jii ni loolu day dal xel donc dañuy ñaanaat autorités yi ba si les autorités locales tey jii ni ñu gën a jàppale ndaw ñi parce que tey jii ndaw ñi dañu soxla jàppale du jox 500 000 francs 10 000 francs 300 000 non non jàppale ndaw ñi maanaam teg leen si raay bi lañ bëgg jàngal ñu nu ñuy nappee ñu tam ñu mën a napp pour ñu mën a nekk ci kilifa ëllëg yi ñu mën a jiite la Médina tey jii nii di leen rafetlu bu baax di remercier ñi nga xam ne bokkoon naa ak ñoom plateau mooy à savoir l'ambassadeur Fada di le remercier bu baax si initiative yi ngay jël di le remercier bu baax aussi ci ce dynamisme ci sa taxawaay ci Médina di la ñaanal yow tamit yàlla eggal la fi nga bëgg egg Sidna Omar yow moom tey jii dañ lay encourager rek dañ lay encourager parce que tey Médina bi yëpp gis nañ sa taxawaay ñëpp gis nañ sa taxawaay te jàpp du yow kese tous les membres de ATM tey Omar mii lu tax ma koy citer en exemple si tu me permets lu tax ma koy citer en exemple parce que mbas ba muy door a dugg si avant sax conseil communal toog di jël initiative moom mu njëkk a woo mu ne ma président lan la ñu war yan activité la ñu war a mën a def di ko remercier aussi si ba ñuy def confinement yi. ku bëgg Médina la. période confinement bi am na si ay actes yu am solo yi nga xamante ne def na ko avec son équipe di féliciter aussi Baye Cheikh mi nga xamante ne aussi il joue un rôle fondamental ci xeex bi ci sensibilisation beeg yooyu noonu ak Je suis Médina initiative Je suis Médina tey jii nii ci confinement bi ñoom ñoo doon jël seen dërëm collecté xool les bonnes volontés ñoom Aziz ñoom Saliou ñoom Fara ñoom ñëpp ku si nekk sa 1000 francs sa 100 francs sa 200 loo am yóbbul ko ñi nga xamante dañ leen confiné woon te loolu je pense que am na si ñi mu jekkoon mais ñoom ba ñu gisee initiative boobu si ñoom rappelé na sax à l'ordre tey les autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo si waroon jiitu ba tey jii nii ñoom tamit ñu ne donc di leen remercier waat bu baax ci initiative yi di leen ñaanal Médina TV ak internet mi tamit ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di remercier sunu invité yi sunu grand Omar Sylla di président ATM ànd taxawu Médina ak sunu consultant bu baax bi sunu xarit sunu frère l'international Fada Love l'ambassadeur moom it ñu nuyu ko bu baax moom sunu compagnon de lutte la moom dañu koy ñaanal yàlla rek ndax ñoo bokk combat bi waaye président yooyu it conseil communal de la jeunesse yooyu ñu nuyu la jaajëfal la
ngeen di ay nit yu baax ay nit yu bëgg Médina ñun boo bëggee Médina rek ñu bëgg la ndax ñun amuñu lu dul Médina wax nga ko woykat bi wax na ko boo doxee ñu xàmmeel la boo waxee ñu xàmmeel la boo jëfee ñu xam ne doomu Médina nga foo dem di fa liggéeyee sax boo waxee rek wala bu ñu la gisee rek dinañ xam ne Médina nga jóge nga wax ko sànq boo xoolee këru diine yëpp am nañu kër fii biir Médina nga ñëw fii biir Ngaraaf di fi fekkal taal yi nga dem waa kër Seydi Aji Maalik waa kër Bachir Taal yi waa kër Mame Bachir Niang ñoom ñi ngi fii nga dem fii waa kër Mame Borom Touba ñi ngi fi foo dem am nañ fii kër kon nag Médina yàlla na fi yàlla def jàmm waaye noonu la ñuy jaalee nga tudd Médina TV ñu nekk ay ndaw comme ni nga ko waxee ñu jàmbaare waaye nuyu sunu directeur bi fi nekk suñu directeur programme muy monsieur Abdoulaye Guèye di ko nuyu baax ñaanal ko yàlla bu baax yàlla na yéen bi woyof ci koom waaye tamit nuyu suñu doyen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir kër gi di suñu père Isma nga xamante ne moom moo ñu magal ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla waaye nuyu suñu jàmbaar yi ñoom Alaaji Ismaïla ñoom Saliou ñoom Baye Fall yi bàyyi ñu kenn waaye nag wolof day wax ne tàgg boo gis am na jàppal diw nuyu sama grand frère sama oustaz sama fag oustaz Mamadou Guèye Laay Maktar ngeen jàngul bindul dajalewul téere sama sëriñ boobu maa ngi koy nuyu bu baax au passage beneen bi tamit ñuy fàtte sunu grand El Hadj Diouf borom ABKR Omar ngeen ñaanal ko yàlla bu baax mooy borom place bii ñu toog bi nga toogee ba léegi maa ngi gis yaa ngi wéeru li tax wéeru bu neex mooy photo yu baax yi photo yu am solo yi nga xamante ne boo ci toogee doo bëgg a jël léeg ngeen di wax sax may nalaw li tax may nalaw mooy photo yu moo nooy te neex lépp lay def mi ngi ci ameublement mi ngi ci menuiserie mi ngi ci lépp di jàmbaar nag li nga wax noonu koo xamante ne dafa xeexal boppam Dakar ba Mbour muy jàmbaar moom it ñu koy ñaanal yàlla ABKR ameublement Khadim Rasoul moom it ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam sàmm ko aar ko defal ko ay xéwal yu bare muy jàmbaar loolu la woon ëllëg Médina ci biir Médina TV. حمدا لمنزل لنا وداي ومنزل الشفاء ñaar suñu ñaanatuna yàlla bi ngeen ñu bésin doon xaar yegsi na ubbi say bët noo doon imagine ndox me ñuy wër suuf si sédde niir yi naaw mag yow di waxi neen yegsi na ubbi say bët noo doon imagine ndox me ñuy wër suuf si sédde niir yi naaw mag yow di waxi neen yow laa doon seet yow rek na woon